léppam njëriñ la. xoox bi sax day faj. tey siddéem. siddéem moom comme ni nga ko waxee léppam mooy faj. moo xam xoox bi la moo xam xob bi la moo xam reen bi la. donc fii nag bokk na suñu ay gëm-gëm waaye comme ni ma ko waxee sànq siddéem yamul rek ci fii nga xamante ne moom mooy Sénégal nekk na loo xamante ne bokk na ci sunna kon ngir gën ci indi ay leeral ñu dem xooli élément bi dellusiwaat ci plateau. doom jëy déem moom garab bi moo tudd siddéem. garab bi moo tudd siddéem. donc garab yi yëpp am na njëriñ moo xam xob yi la comme ni ma ko waxee sànq moo xam reen yi la moo xam yëpp. siddéem Pape Cheikh xam nga alxuraan du tudd dara si dara. comme ni ma ko mën a waxee donc siddéem ñëw na ñeenti yoon si alxuraan booy xool ñëw na ci suratu Saba nga xamante ne yàlla mu ngi wax ni ñoom jox na leen waa Saba tuuti li nga xamante ne moom mooy siddéem. boo demee ci suratu Waaqixa tamit yàlla mu ngi wax ni que waa aljana yi dinañ féexlu ci garabu siddéem boo xamante ne amul ndëj xam nga fii garabu siddéem dañuy faral di am dëj. mu ne waaye waa aljana dinañ féexlu ci garabu siddéem boo xamante ne amul dëj waaye boo demee si suuratu nañ mi tam ñëw na fa ñaari yoon nga xamante ne foofu suñu borom mu ngi nettali li nga xamante ne mooy rañaanu yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi nag yonent bi muy rañaan xam nga am na ba romb juróom-ñaari asamaan ñëw na boo foo xamante ne Sëriñ Fallu gane si àddina waaw gis nga lool léegi nag am na foo xam ni fa la Jibril yemoon nga xamante ne mu ngi noonu Oustaz Papane chaque jour da koy wax ci ay waxtaanam donc sidratul muntaha boobu fi nga xamante ne foofu la Jibril yemoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu di dem ci rañaanam donc ba foofu noonu sidra foo ko dégg Pape Cheikh moom mooy siddéem donc foofu noonu nga xamante ne fa la yem sidratul muntaha étape la maqaama la waaye itam foofu dañ fay wax ci wàllum siddéem boo ñëwee ci xilaasu zahab Sidi Haj Malik radiyallahu taala anhu buy waxaat ci rañaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ngay gis ni yonent bi dafay wax ni di décrire siddéem yi nga xamante ne moo nekk ca sidratul muntaha naka la doom yi mel ak yooyu siddéem du caaxaan Pape Cheikh wax naa la alxuraan du tudd dara si dara donc siddéem njëriñ bi nga xamante ne moom la amoon moo waral mag ñi dañu ko daan bàyyi xel bu baax daan ko jëmbat muy nekk ci seen wet parce que soo demee fu dëkk buy mel ni Taaba nga xamante ne Serigne Abbas moo ko fa sanc Serigne Abbas dafa demoon radiyallahu taala anhu demoon ba Médine gannaaw bi mu ajee bi muy ñibbisi muy indaale siddéem mu saxal ko foofu nga xamante ne moom mooy Taaba mais gis nga siddéem boobu noonu nga xam ni saxal na ko foofu nit yi dañuy dem foofu di fa barkeelu di lekk ci doom yi di fa faju ci li nga xamante ne moom mooy xob yi donc képp koo xamante ne dem nga Taaba rek ci dëkku sëñ Abbas boobu nekk Saalum da ngay dem ci foofu te foofu li yàlla di def siddéem boobu fa sëñ Abbas indi tamit siddéem boobu amul ay dëj donc moo tax nit yi dañ ko fonk di ko dem boo demee fu mel ni Sharja également mu nekk benn dëkk boo xam ni moom ak Dubaï ñoom ñoo dendee dafa am benn jardin bu tudd jardin islamique nga xamante ne lépp luy garab loo xamante ne ñëw na ci wàllum alxuraan wala ci sunna garab yooyu dañ ko fa saxal nga xam ni nit yi dañuy jóge dëkk ak dëkk di ñëw foofu ci Sharja di visiter li nga xamante ne moom moo di jardin boobu boo fa demee di nga fa gis siddéem te garab boo xam ne xamoo ko rek ñoom dinañ la expliquer li nga xam ne moo fa nekk donc dañ koy visiter tous les jours ba mu des li nga xamante ne moom mooy mardi soo demee également ci li nga xamante ne moom mooy Zadul Mahad bu Ibnu Xayyim maa ngi ko waxoon boo ñëwee si tome 4 bi moom mu ngi expliquer fajum yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi boo ñëwee ci foofu tamit moom mu ngi joxe ki nga xam ne mooy Abu Nuhim moom tam mu ngi ñëwaat également ci siddéem yi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy rañaan moo ngi ko doon expliquer donc pour wax la rek ne la siddéem du lu ndaw te boo demee foofu Abu Nuhim mu ngi expliquer ni li nga xamante ne mooy garab bi nga xamante ne moom la Aadama njëkk lekk bi mu ñëwee fii mooy li nga xamante ne moom mooy siddéem donc pour wax la importance li nga xamante ne moom mooy siddéem waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam si boppam nettalil na boppam moom riñaanam wax siddéem yooyu comme ni ma ko waxee sànq léegi nag boo ñëwee fii nag si suñu réew wala si fépp dëkk boo xamante ne rek am nga jullit da ngay ñëw ci wàllum siddéem xam nga boo seetloo xob yi mu ngi nekk nii waaye xobu siddéem comme ni ma ko waxee woon sànq Pape Cheikh dafay ñëw ci li nga xamante ne moom mooy sang néew te loolu soo demee dina nekk ci li nga xamante ne mooy Buxaari ak Muslim te yaakaar naa ne yooyu mooy téere xadiis yi nga xamante ne moom moo gën a wér soo demee ci guide du service funèbre maa ngi jox tontoom ak livre bi professeur Rawane Mbaye moom
moo bind livre bi mu ngi ñëwaat également moom ci biir voilà mooy livre bi professeur Rawane moo ko bind di expliquer nit yi naka la ñuy sangee néew moom itam mu ngi expliquer bi muy ñëw tam dafa joxewaat exemple ci xadis bi nga xamante ne mooy Bukhari ak Muslim donc sang néew yi fii daf ciy ànd ndaxte dafay mën a conserver li nga xamante ne moom mooy yaramu nit ki ndax dañuy wax ni sax même médecine day wax ni dafay dëgëral li nga xamante ne moom mooy yax moom xobu siddéem moo tax boo seetloo fii si biir jàkka yi dañ fay faral di saxal garabu siddéem ngir mu jege morgue bi nga xam ne bu ñuy sang néew du ñu am problème di dem di uti siddéem fu sori parce que xam nga booy sang néew élément yëpp dafa war a dajaloo ngir bañ nga teg fa néew bi di dem di am looy tijji di wëriwaat nga xam ni nit yi dañuy dugg di dañ kumpaak yu ni mel moo tax lépp daf fay nekk ba pare siddéem bokk na si loo xamante ne tam dafay faral di sax si cimetière yi boo seetloo bëri na fa donc nit yi dañ koy utiliser souvent te bis bu ne nga dégg nit ku génn àdduna donc lii daf si bokk donc siddéem nekk na loo xamante ne dañ ko war a am fii nii donc bu weesoo loolu ba tey rek si Zaadul Mahad Ibnul Xayyim mu ngi ñëw ci li nga xamante ne mooy njëriñ yi am ci siddéem boo xoolee mu ne nit koo xamante ne dafa am tàngooru yaram baax na si siddéem nga koy lekk mag ñi sax fii dañuy wax ni siddéem sooy dem si milieu bu am mbooloo wala nit foo xam ni yow am na foo xam ne nit ci bëgguñu la fa da ngay màcc siddéem di leen wuti di ko màcc di leen uti loolu dafa baax. jar naa peesalu de kon. def ko ci sa oto. donc loolu bokk na si njariñu siddéem. waaw te siddéem pap dafay wàññi stress te dafay may nit appétit xale boo xam ne nangul lekk dañ koy forcer pour muy lekk siddéem ngir mu koy may appétit. pour mu yegg si fii nii dëkkam mu jël tuuti temps. am na ñoo xamante ne tamit li nga xam ne mooy yéexal seen denc mooy ni ñu gaañoo ñu war a def li nga xamante ne moo di autopsie wala yenn affaires yi donc loolu mën na nekk loo xamante ne dafay yéexal denc bi léegi nag denc bi nit ki su gaañoo li ci gën mooy ñu teel ko denc loolu moo gën te loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam digle Baye Niass dafay wax ni nee na yàkkamti yëfu seytaane la ba mu des juróom-benn ci juróom-benn yooyu bi mu ci njëkk lim moo ni gaaw a denc donc nit ki su génnee àdduna li gën mooy ñu gaaw ko denc su fekkee amul loo xamante ne moom moo gàllankoor mais gaaw a denc boobu noonu est-ce que dafa am par exemple benn timing boo xamante ni dañ ko def par exemple nit bu faatoo léegi bu nekkee amul comme li nga wax yenn circonstances yi autopsie affaire yooyu noonu est-ce que dañ ko war a denc si 24 heures wala si 48 heures si 72 heures lan c'est-à-dire que lan la non amul exigence amul app li gën mooy mu teel mais xam nga am na ñoo xamante ne par exemple mun nañ gaañu fii ñu am doom boo xam ne mu ngi nekk à l'étranger mu ne par exemple su ma sañoon ma ñëw fekkee sama waajur dencam wala dara nañ ma may xam nga gis nañ ko fi ba taay donc kooku dafay waxtaan ak mbokk yi ñu ne par exemple nañ ko may xam nga li ma la wax nañ ko may pour moom le temps muy ñëw donc su fekkee famille bi nangu nañ ñu bàyyi ba kooku ñëw ñu doog ko denc mais amul àpp mais li gën mooy ñu teel ko def nit yi ak yonent bi peut-être du benn mais parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom muy génn àdduna lundi ñu ngi ko denc mercredi ci guddi am na ñu ne mardi ci guddi mais loolu li taxoon mu yéex mooy ni que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni balaa kenn di julli na am élimaan mais donc ki nga xam ni imam bi nga xam ne moo waroon succéder yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu lañ doon lijjanti balaa ñuy wax ni que kii moo koy succéder pour ñu doog a nekk li nga xam ne mooy denc ko donc loolu moo tax peut-être moom dencam xaw a yéex tuuti mais su fekkee denc la boo xamante ne kii gaañu na ay mbokkam ñu ngi fi ñëpp ànd nañ manko ni war nañ koo mën a denc donc denc bi war na mën a gaaw jeena ba pour ñu denc ko si nu mu gën a gaawee ak tamit ci ni nga xamante ne noonu la gën a rafetee bu weesoo li nga xamante ne mooy denc bi balaa denc bi xam nga am na jullee balaa ñuy denc nit ki jullee bi tamit jeena ba dafa nekk lu am solo parce que du da ngay ñëw rek teg nit ki rek ñu daal di koy jullee rek n'importe qui wala yooyu maanaam jullee bi nga xamante ne dañuy jullee nit ki loolu mën na def maanaam nit ki fu mu jëm mën na cee dépendre si jullee bi ñu koy jullee maanaam su nekkee imam boo xamante ne la par exemple ku yàlla gërëm la nitu yàlla loolu mën na aju si bu dee nit ki tëdd par exemple dafa nekk koo xamante ne suñ borom da ko waroon a mbugal donc ki nga xamante ne moo koy jiite pour ñu jullee ko loolu tamit dafay nekk loo xamante ne dafay am solo mais également mbooloo mi parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan def suñ ko rombaan ak néew dafay dem ànd ak ñooñu dem ba ci cimetière yi ñu denc ko
pour wax la rek ne la loolu yërmande suñu borom la mais mbooloo également dafa daan wax ni nit yi suñu daan jullee kenn mu ne jug leen ngeen bokk ci jullee bi donc ku ko mën soo déggee nit ki faatu na nga dem bokk ci jullee bi parce que plus mbooloo mi di bëri plus yërmande suñu borom di gën ci ki nga xamante ne moom moo tëdd donc loolu am na solo ki koy jiite tamit am na solo ndax yërmandeem mën na nekk koo xamante ne mën na aju ci li nga xamante ne mooy di néew bi donc su weesoo loolu jeena ba tamit ñu denc ko nit yi dañu tàmm par exemple suñu dencee nit rek li ñuy njëkk def mooy gaawantu génn cimetière bi waaw wala nekk ci biir cimetière bi sax di wuy téléphone non wala ñu gaawantu rek dem te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngi denc pareeguñu sax yow ngay naan jël sa téléphone naan waa dama nekkoon di suul maa ngi nii di génn cimetière waaw loolu du teggin jeena ba te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan def suñu dencaan nit dafa daan toll lu toog si lu toll ni ñu rey gileem fees ko séddale ko daan na toog lu toll noonu pour ñaanal nit ki est-ce que dégg nga li ma wax gileem nga rendi ko fees ko saam ko durée bi muy def yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na toog lu toll noonu ci cimetière suñu dencaan nit ba pare donc pour wax la ne la c'est que moom mi nga xamante ne moom mooy gën di mindeef moom mooy jël temps pour def li nga xamante ne mooy ay ñaan ci nit ki waxatuma laak nit yi nga xamante ne ñoo nekk fi donc nañuy jël temps suñu dencee nit ki ñoom ñu taxaw ñaanal ko li nga xam ne moo ci war mais également ñaan bi ñu teewlu ko bañ a def comme cimetière yi su bëree nit ni ñuy def mooy ñu toog ci rebord yi parce que bàmmeel yi aussi waruñu di def di toog ci rebord yi waaw parce que ñu ngi nettali benn anecdote ñu ne El Hadj Ibrahima Sakho yal na yàlla yokk ay leeram dafa duggoon ci benn cimetière mu ñëw fekk nit yi bëri toog ci rebordu bàmmeel yi mu ne mbooloo mi déglu leen ma ñu ni gars yi di ko déglu mu ne biig de suñu borom am na lu mu ma won ñu ne ko lan la mu ne waaye nee na bu ma ko wax ku toog ci bàmmeel ñëpp jug taxaw xam nga mu jàngale lu nekk lu simple loo xam ne xam nga nit de nature dafa curieux mu wax loolu ñëpp daal di jug taxaw mu ne toog ci bàmmeel baaxul donc mag yi dañu amoon benn pédagogie boo xamante ne moom lañ doon utiliser ci yi nga xamante ne moo mel noonu jéena ba su loolu weesoo nit ki suñu ko dencee balaa ñu koy denc tam war nañ ci ñëw ndaxte am na ñoo xamante ne par exemple dañuy wax ni su ma génnee àdduna bëgg naa ñu denc ma fii su ma génnee àdduna bëgg naa ñu denc ma fii mooy ay ninkaane yi nga xamante ne dafay def avant muy génn àdduna donc am na ñoo xamante ne dañuy dénkaane nañ leen denc seen watu waajur yi mais am na également ñoo xamante ne selon seen confrérie yi seen sëriñ peut-être moom mooy nekk ci dëkk boobu bu dee murid la par exemple mu ne nañ ma denc Touba su dee Tijaan la par exemple mu ne nañ ma yóbbu Tiwaawan wala nañ ma yóbbu Medina Baye su dee keneen la aussi ñu ne tamit yóbbu leen ma fii wala yóbbu leen ma fii donc am na ñoo xamante ne loolu la ñuy def mais li tax ñuy def loolu jeena ba mooy ni que dañu am yaakaar ci place bi nga xamante ne moom moo nekk noonu ñuy wax ni nañ ñu fa yóbbu donc yaakaar la ñu am moo tax ñuy wax nañ leen yóbbu foofu te place yi mënta nekk benn parce que soo demee ci Buxaari yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay wax ni dañuy indi ay xadiisam yoo xamante ne dafay wax ci li nga xam ne moo di denc bi dafa ne ku ko mën na nga faatoo fi nga xamante ne moo di Médina parce que mu ne moom ñi nga xam ne ñoo faatoo Médina moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo leen di ramul boppam xam nga kon da ngay xam ni foofu bokkul ak beneen place te yaakaar naa ni dénkaane Aboubacar Sadiq ak Omar ibn Khattab ñoom kenn ku ci nekk da nga defoon dénkaane parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu ñu ko denc ñoom dañu wax ni que dañoo bëggoon dendee ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam tey jii nii soo demee di ziar yonent bi sallallahu alayhi wasallam fala budda di nga leen ñaanal ñaari xaritam yooyu ñoom laataa ngay yegg ci xamul ñoom la dendeel parce que pour wax la ne la place dafa am solo parce que su fekkee dañu la wax ni par exemple nit ki su génnee àdduna dafa am loo xamante ne moom mooy continuer parce que suñu demee ci Ar-Ruh benn livre la boo xamante ne Ibnu Xayyim moom la bind nee na ay question la yu muy posé yoo xamante ne dafay tourner ci autour de nit ku dee ci ruux daanaka muy wax ni su nit ki génnee àdduna dund bi dafay continuer comme ñun ni ñu toogee fii di waxtaan ma lay wax jeena ba ndax gëj nga gis kii di ci waxtaan Ibnul Xayyim nee na nit ki suñ ko dencee ba pare nee na noonu lay demee mu ne waaye ruu bi nga xamante ne suñu borom da koy mbugal mu ne kooku du tal leneen mbugal yi rek lay tal mu ne ñi nga xamante ne nag suñu borom daf leen di jéggal ñooñu nag dañuy waxtaan seen biir suñu indee néew mu ne dañu koy dem gàttandu boo demee seen kër yi da ngay xool ni kër mag yi fii ñi fi nekk yëpp day am
ñoo xamante ne ñoom ñoo leen di bindal. du nekk benn nit de nit yu bëri ñoo xamante ne ñoom ñoo leen di bindal nga xam ne balaa ñuy dem ci mbooloo. dina am ay wérdu yu ñuy def dina am tamit ay yu ñu leen di bindal ñoom ñu di ko sangoo. parce que mbooloo mi dafay bëri ba pare te yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ni bët bu aay dafa am ak làmmiñ bu aay. xam nga nit mun na laa wax dara mu dal la. parce que comme ni ñu koy waxee tooke mooy nekk ci làmmiñam wala dara parce que dañuy wax ni en général ñi nga xam ni ñoom lay dal mooy ñi nga xamante ne du ñuy faral di tudd yàlla lu bëri donc pour muslu si loolu mag ñi daanuñu woon def rek di xëy rek di génn parce que nit yi yemuñu léegi nag li nga xamante ne ñoom lañ ko daan defee dafa bëri ñi nga xamante ne dañu jàng arxuraan dem ci arxuraan ñi nga xam ni kiiwuñu nag ndax ku wax mag wax jat yoo xamante ne ñoom moom lañ daan def balaa ñoo xamante ne dañuy génn seen kër mais am na leneen loo xamante ne professeur daf fee amoon mais léegi booy seetlu dafa wàññeeku xam nga fii léegi boo gisee nit di dem fenn di tukki ñu jël ndox di ko sotti si tukki rek lay faral di am léegi alors que tey jii sa borom kër war na génn kër gi wala sa soxna di xëy nga jël yow tey satala def si ndox nga topp ci ginnaawam di ko tuural mais soo ko gisee léegi rek sa xel day dem ci tukki parce que léegi nit yi si tukki rek lañ koy def alors que yooyu yëpp ay xeetu gàngulu rafet la kii dem ci mbooloo muy xëy di génn mu leer na ne fu muy dem ay nit dañ fay ne nga jël satala topp ci ginnaawam di ko tuural li nga xamante ne mooy ndox bi daan nañu jël tamit takku ngeer boo xam ne dañ ko dagg lundi wala jeudi daal di koy teg booy génn nga jéggi bu ñu paree jël ngeer boobu dem sànni ko loolu dafa baax si ki nga xamante ne dafay dem moom ci li nga xam ne moo di mbooloo wala ñu jël xam nga buy bi ni muy langee noonu xam nga day mel ni comme genre kook mag ñi dañ koy daal di witt daal di toj ci kaw daal di bind wal fajri daal di koy dugal ci biir daal di koy def seen kër yi ñi nga xamante ne ñooy xëyee ci biir kër gi yëpp di génn ku ciy dem ci mbooloo yàlla mën na laa muccal nga dem si jàmm ñëw si jàmm mais mbooloo dañuy faral di seetlu ay violence yoo xamante ne daf siy am ngir bañ loolu wala comme ni ngay wax ay tàng xol kër gi ñii di ayook yooyu fekk nit ci bëri nañ mag ñi dañ doon teg sa tala ngay gis mag moo gis mu teg sa tala si wetam pas pour jàpp mais pour di si naan parce que kuy naan ci sa tala dañuy wax ni daf lay apaiser da ngay daal di dal donc loolu yëpp mag ñi dañ ko doon def wala ku ciy dem ci mbooloo nga gis mu jël lu mel ni dinjeer wala lu mel ni lingom mu dugal ko ci biir poche am wala mu jël li nga xamante ne moo di xorom bu sangoo ba pare jël benn pot daal di siy def xorom daal di koy sangoo am na lu ñuy wax ngolamaar ak fiiru bukki ñoom ngay jël nga takkate ko daal di jël dinjeer def ko si di ko dugal sa biir saak moom fu ñu koy jëlee foo dem si jaaykatu reen yi dinañ ko am waaw koo dina baax ci dimanche de élection yi waaw dina ci baax wootee moom loolu la xam nga lu tax papa yu mel nii ñu war di ci muslu parce que xam nga tey jii nii candidat yëpp ku ci nekk mbooloo mi ngay génn xamoo na mu toll te ñi nga xam ni ñoom ñoo siy nekk dina ci am ñoo xamante ne seen ay muslaay dafay nekk ci alxuraan mais am na ci ñoo xam ni xam-xam bu ñuul la ñuy jëfandikoo te loolu su amee da ngay gis ni souvent mbooloo mi pour un rien wax baat bu sew nga gis ñaari nit génne jaasi xeex si ak nu mu demee xam nga donc bu ko defee nag mag ñi yooyu yëpp la ñuy éviter xam ni comme fa nga jëm seytaane da ci laxasoog yooyu yëpp ñu daal lay wax nag nga daal di muslu ndax am na lu ñuy wax comme jigéen ñi lu ñuy yore saa bu gën donc saabu gën yooyu la ñuy faral di wooyee tamit saabu xeme moom boo ko jëlee nga boole ko ak reenu caxat ak xasu xay nga def ko ci benn bool nga def ko foo xamante ne dara du ko tiim maanaam nga def ko sa terrasse wala dara boo xëyee ba sangu ba pare laataa ngay dem ci mbooloo nga jël ko xëppoo ko loolu yëpp ay système la yoo xamante ne moom la fi mag ñi tegoon ba pare ay falax yi ak naas yi dafa nekk ay mbir yoo xamante ne dafa yomb xam nga jël ngeer foo dem ay takku 200 ak yooyu voilà nga gis nit ñi di ko jël di ko xooj di ko sangoo baax na xasu xay di ko jël tamit loolu nekk na loo xam ne dafa baax laxat jaakum mag ñi dañ doon insister même soo ko mënulee wala sa doom nga jël ko jàngal ko laxat jaakum ba pare am na ñoo xamante ne sax dañuy jël tiini ba naasi ñu bindal la ko ñu boole kaak takku ngeer wala téeñu ngeer nga jël ko di ko sangoo wala su fekkee da ngay dem ci oto da nga yor oto nga jël ko sangoo ko ba pare jël ko tuur ko si li nga xam ne moom mooy sa oto wala nga dem si jàkka nga tubb suufu jàkka bi mais boo koy tubb da ngay tari faatiha mais ki nga xamante ne moom moo la daan ëwal boo ñëwee sax bëgg a juum si yenn deri moom moo lay wax ne la nangam ak nangam nga koy ëwee bu njëkkoon loolu moo fi amoon mais léegi amatuñu loo xamante koo xam ni dañ naan kii suñ nee ëwkat la rek nga xam ni kii ëwkat parce que dafa daan am ay famille yoo xamante ne suñ ne la mbaw rek automatiquement li ngay xalaat mooy uude la donc kooku day xam di la conseiller donc léegi nag li am mooy da ngay jug rek amoo loo def rek nga dem uti ay der seeraas ñëw toog
toog commencé di ëw parce que ñaw la rek donc n'importe qui jug di ëw mais bu njëkkoon du ñaw rek dafa am yu muy àndal donc bu njëkkoon li fi amoon mooy kii ëw dafa daan nekk koo xamante ne borom xam-xam la nga xam ne yow soo bëggee juum sax si yenn der yi moom moo lay conseillé wax la yenn yi. du gàllaaj bu ne la ñuy ëw de. waaw du gàllaaj bu nekk la ñuy ëw te mag yi tamit li ñuy wax mooy booy ëw da nga kenn du ëw gàllaaj ñëw rek ne waa ji ñawal ma sama ëwal ma sama ndomb bi wala ëwal ma sama téere bi rek daal di koy jox daal di dem sooy ëw da ngay toog sur place comme ni ko xam ne yaramu nee na koy ëw sax waaw wala ñu naan la noppil dóora loolu pap loolu façon ëwin la loolu bëgguma sax nga ñëw si dama parce que dinaa ko def gëm-gëm à part loolu muy façon yi nga xam ne moo di ëwee léegi dama bëgg waaw dinaa la jël ndax yow ku xam der nga mais li ma bëgg rek ñëwaat pap mooy d'accord woon nañ keroog bi nga xamante ne moom lañ doon def ci wàllum saafara ak yooyu que d'accord nañ ni que sangoo saafara ak takk téere lu dagan la à condition que mu nekk ci alxuraan parce que lu ñuy wax mooy joxe woon naa 6 saar yoo xam ne bu ci nekk yàlla daf ciy wax ci wàllum guérison léegi nag bi nga xamante ne moom moo ma intéressé mooy tey suratul Isra livre bi nga xamante ne moom laa siy jël mooy tafsirul imam Xurtubi tonton mag maa ngi ko envoyé livre bi xam naa dinañu ko tegal ci écran bi ko yebu di ko neexal rek waaw mu ngi noonu livre bi Pape Cheikh mu ngi nekk ci 24 tomes bi ñu si intéressé nag la ñu invité woon démb RTS waaw Pape Cheikh te livre bi nag papaam bind ko ki ko bind mooy imam Xurtubi waaw imam Xurtubi moo bind livre bi mu toll si 24 tomes Pape Cheikh ñu soxla tome bi nga xamante ne mooy tome 13 bi page 156 parce que foofu lay nekk di waxee di traduire li nga xam ni tafsir mooy suratul Isra léegi boo ñëwee ci imam Xurtubi bi aaya 82 moom mu ngi wax yàlla suñu borom bi muy wax wanu nazilu minal xuraan maa huwa shifaa'un bi muy wax ci loolu mu ngi wax ni que alxuraan dafa nekk loo xamante ne dafay faj alxuraan dafay faj Pape Cheikh si kaw nga xam ni nga xamante ne moom lañ koy jëfandikoo donc soo ñëwee foofu aaya 82 moom la nekk di wax fii si aaya 82 bi ci biir tafsir bi moom bi muy expliquer nee na que takk téere dagan na mu am nag ay borom xam-xam yoo xamante ne moom daf leen ci jël ñu dëggal li nga xamante ne moom la ñuy wax ñu jël ci ku mel ni Ibnu Sirin moom dafa dëggal ni que takk téere dagan na sans condition ñu jël keneen koo xamante ne ci taabihiin yi la bokk mooy ginnaaw saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamante ne ñoo si topp donc taabihiin yi ñoom dañuy daf si am kenn koo xamante ne mooy Ibnu Sirin comme ni ma waxoon sànq moom d'accord na ni que takk téere dagan na waaye tamit ki nga xamante ne mooy Saïd Ibnu Musayyab kooku moo ñu intéressé Pape Cheikh kooku mën nañ ni origine u ëw ci kooku la jóge li tax mu ne takk téere dagan na à condition que mu nekk alxuraan benn waaye tamit si kaw mu bañ a yàq dara ci sa imaan mu bañ a yàq ci sa loolu kenn waxatu ko parce que d'accord nañ keroog bi ñuy wax ni que téere bi li mu nekk mooy sabab xam nga dañuy wax ni que jaam bi dafa war a wakkirlu ci suñu borom d'abord kon wakkirlu ci suñu borom mooy comme Serigne Abbas ni mu waxoon ca wolofal ba mooy ay sabab la jaam bi di def sabab yi nag mooy nga def li nga xamante ne moom lépp sabab nga jëm ci suñu borom donc kon téere bi yow pour mu jariñ la il faut nga xam ni yow suñu borom mooy defar mooy faj ndax yow boo demee hôpital tey jii nii garab yi ñu lay jox nga feebar supposons nga sibiru garab yi ñu lay jox nga tane garab yu mel noonu jox nañ ko nit te tanewul mu génn àdduna dëgg la yow ñu jox la ko nga sibiru naan ko tane donc kon suñu borom rek moo fi nekk ci yàlla lay demee mais léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne lépp loo takk suñu borom bàyyi la ak loolu kon soo takkee ay xor wala lu mu mënti doon suñu borom bàyyi la ak loolu kon yow soo takkee arxuraan suñu borom dalay def si dëggal boppam parce que arxuraan ku ne xam na ne waxu suñu borom la kon soo takkee arxuraan waxi suñu borom nga takk kon loolu dafay nekk lu wér donc Ibnu Musayyab li mu wax mooy nee na arxuraan ngay takk loolu ñëpp d'accord nañ si mais nee na nag arxuraan bi li nga koy takk ngir mu jëriñ la nee na da ngay def tout ba am lu ko lëmas ngir mu bañ a jot ci sobe loolu la wax donc lëmës suñu waxee lëmës nag mën na nekk morceau mën na nekk der léegi nag bu ñu ñëwee ci wàllum der jox naa tontom ak beneen aaya boo xamante ne beneen bayit du moins parce que aaya mooy lépp loo xam ne moo nekk ci alxuraan donc bayit boo xamante wala xas benn nuñ koy waxee sax yonent bi salaay salaam lu mu wax maanaam xadiis yonent bi salaay salaam dafa ne der pour mu dagan il faut que ñu wulli ko
suñu wulee der bi maanaam mooy comme li nga xam ne moo nekk seeraas bu lu nekk seeraas dañ koy xoos wulli bi mooy def si ndox bu tàng lakk der bi wala yooyu nga lakk ko après nga tàllal ko dénd ko def si xorom maanaam mu mel ni da ngay jël ay peeg nga def coin bu nekk nga tàllal fa mu mën a tàlli nee na pour der mën a laab loolu lay waaw voilà maanaam laabal leen bépp der ci wulli ko. wulli donc der bi suñ ko xasee wulli rek dagan na der bu mu mënti nekk lii la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax. adimin di baaxu lii mooy li nga xamante ne mooy der yëpp pour mu laab il faut que mu am li nga xamante ne moom mooy ñu wulli ko. léegi nag suñ ko wullee ba pare dafay daal di dagan mais borom xam-xam yi pap dañu am wuute ci wax bii nii ñoom li ñu wax mooy bépp der dagan na ba mu des li nga xamante ne moo di deru xaj ak deru mbaam ndax nee nañ deru mbaam ak deru xaj ñoom bi ñuy dund. daganuñu woon donc kon suñu deewee waruñu dagan mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom xadis bi lu mu wax mooy der suñ ko xasee wulli donc loolu dagan na donc moo tax mag ñi ngay leen di gis ñoom ñuy jël yenn der yi di ko jullee wala di ko def ci seen kër di ko tàllal di si toog wala yooyu donc moom si loolu lañ sukkandiku donc am na ñoo xamante ne nag ñoom dañ ne waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam boobu doy na leen der boo leen mënti jox mu ànd ak alxuraan ñoom dañ koy ëwee ñeneen ñi nag ne ñoom deru xaj duñ ko laal ñii ne deru mbaam duñ ko laal donc loolu moo nekk li nga xamante ne moo fi nekk léegi nag mag ñi ñoom dañu am ay feem yoo xamante ne ñoom moom lañ daan utiliser mooy ni que mala boo gis fii am na benn particularité ndax suñu waxee njombar li ngay njëkk xalaat rek mooy lu gaaw rapidité donc mag ñi ne kon si wàllum wërsëg ala kulli haal kon deru lapin daf siy baax pour koo xamante ne day def si wàllum ubbeekook yooyu ñu ne wàllum xar ak bëy daf siy dem mais bëy comme dañu wax ni bëy dafa bëri la làmmiñ ba rëy na Pape Cheikh moo tax boo xoolee bëy en général ñi nga xamante ne dañu am problème xale yi nga xamante ne maay jéglu si kàddu yi dañuy sawlal ñoom seen gàllaaj yëpp dafay jëm si wàllum bëy daf siy dugg wala ñi nga xamante ne dañu am par exemple ay faru rap wala genre affaire yooyu ñoom seen gàllaaj dañ koy ëwee wàllum bëy waaye deru bëy tamit Pape Cheikh dañ koy ëwee li nga xamante ne mooy dañu bëgg wàllum wërsëg mais yemuñu si loolu suñu jëlee benn mala boo xamante ne Pape Cheikh bu mel ni mbëtt xam nga mbëtt particularité mooy dafa endurant mbëtt gaawul dee gis nga mbëtt mën nga dagg geen gi mu continuer di dox du ko yàkkal dara moom dafa ñeme góom bokkul ak jaan par exemple nga xam ni soo ko xasee jam fenn moom aussitôt dafay dee donc mbëtt moom particularité am loolu la donc mag ñi nag ne nit xam nga am na ñoo xam ne par exemple seen loxo lu si toog rek lu si ñëw rek day dem du ñu denc xaalis dañuy dépenser ba pare après du ñu xam sa xaalis bi fu mu dugg donc ñooñ donc gaaruwaale ma la Pape damay wax rek li nga xamante ne moom la mag ñi di wax donc dañuy wax ne ñoom li gën mooy ñi nga xam ne ñoo am loolu wala ay kilifa yoo xamante ne maanaam ñi nga xam ne dañuy liggéey ak kilifa nit yi dañ leen di jaxase tout le temps di ñëw di wax lii di ñëw di wax laa ñu bañ ku leen yàqal seen diggante ak kilifa boobu donc ñooñu aussi li nga xamante ne moom la ñuy ëwee seen gàllaaj daf siy bokk deru mbëtt bi nga xamante ne parce que li ma la waxoon rek si njëlbeen der boo gis rek donc particularité jamono neexul rek on sait jamais nga jël say matuwaay nécessaire rek waaw teel a def rek mais Pape Cheikh xam nga fii am na ay der yoo xamante ne par exemple dañ ko tàmm bu ñu waxee bukki rek ñu ne coow nangam ak nangam waaw boo déggee par exemple ñu ñuy wax ni dañu am bayre bukki mooy ñi nga xamante ne fuñ tourné ñu leen di coow fuñ tourné affaire yooyu mais bukki baax na si kaw nga xam partie yi nga xamante ne moom ngay utiliser ndax bukki tam bukki c'est très intéressant li ngay wax non bukki c'est dommage qu'on n'a pas assez de temps non en fait su la comme li ma doon waxtaan Adja nga gàttal rek aussi waaw ma gàttal Pape Cheikh dama wax ni sànq boo gisee yenn nit yi ñu leen di jox yenn gàllaaj yi nit ki kilifa da leen di bindal am xam-xam bu baax a baax bindal leen mais lu tax affaire bi du marché ñu ne xamuñu lan moo tax ak yooyu parce que façon bi nga xamante ne moom la ñu jël si der bi parce que bukki suñ koy wax mooy par exemple si jëb yi wala si dënn bi mais bakkenu bukki maanaam en général ku ñu ko ëwalee bayre rek day indi coow parce que façon bi nga xamante ne moom lañ siy ëwale du lool donc bukki suñ la waxee mooy si jëb yi wala si dënn bi moom ngay def soit téere wala li ñuy wax datt mooy par exemple Pape Cheikh téere yi nga xam ne day ànd comme genre bu mu ñëw si dënn bi li ngay faral di gis mbëri di ko sol loolu par exemple mooy bayre bu ànd ak kaaraage boobu la